bokk ci nga xamante ne ñooy organiser élection yi ñu dëgmal atum 2019 daañu ko faram-fàcce ci xibaar yi lenn na ci bokkit muy ay parcelle toll ci ñaari téeméer ñu ci jiiñ njiital parti réew mi di Idrissa Seck kii di Yankhoba Diattara bokk ci ay ñoñom weddina kàddu yooyu ba mu set ne dina ko jébbal mbirum yoon ngir mu indi ci ay leerange daan ci dëkk yéen ci xibaar yi lenn na ci bokk xam ngeen ko muy ay tout tànk yi nga xam jamono ji ñu ngi leen di faat di violé kenn ci ñoom Fallou Ba lay wuyoo ñu faat ko ci Touba waral ba jamono ji lu ni mel indi njàqare ci ñenn ñi nga xam ñooy parents d'élèves yi ñu fas yéene fësal gën a taxawu ñoom seeni doom ci wàllu kaaraange ga ci war ñi nga xam te ñooy jàngalkat yi it daanaka ñu ngi jàngal tout tànk yi ay cours ngir ñu gën a mucc ci sambabo yi nga xam te ñu ngi wër di salfaañe ak jàpp xale yi di leen saaye ak di leen faat mbokk yi ponk yaa ngoog bu ngeen ñu toppee ñu yaatal ko. mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi dañ koy dooree ca Saint-Louis géej gi defaat na ay jëye ay doomu aadama yoo xam te ni daanaka seen kër yi dafa màbb lu ci ëpp ci seen i jumtukaay dañu ko ñàkk ne géej gi di maanaam nango seen i kër dañ ci teewlu kàddu kenn ci ñoom ca Saint-Louis ni ki démb daanaka jafe na la ngir ñoo tëdd ci lal yi ngir ni géej googee la mu leen nangul ci seen i jumtukaay doon na lu sakkan lool ñu teewlu kàddoom ci micro suñu ndaw di Gambi Gagne. Voilà. lu métti moo tey jii lu métti moo dal suñu kaw. te bëgguñu leen lu dul ndimbal rek. ndax parce que ni mel ni gisoon na ko ànd ngeen gën a yokk seen loxo. yokkale seen loxo bu baax ndax parce que fi mu toll nii sonn nañu. laa nga de barbar tey jii kenn du fi fanaan. laa nga de barbar ndox mi nan la def. ndox mi yàq na kër yëpp. te li ma la ba nga mën gëm ngeen dem jël kër ndax parce que fi mu toll nii mën leen faa gëm. mu ngoog ca Saint-Louis géej gi defati njombe nangu kër yu bëri ñu ci bëri ak jumtukaay ñoom ña fa dëkke ñàkk ko sàkku ci nguur gi ngir ñu taxaw ci indi ci ay saafara ngir ñu mën a mucc ca na géej nangoo seeni kër ak seeni jumtukaay maa ngi leen ko doon junj ci ndoxtale xibaar yi muy ab centre boo xam te ne dañ ko fas yéene taxawal ngir gën a xeex mbirum drogue na muy yàqee dund ñu ci ëpp ci askan wi ay spécialiste cay xeex ñu tàggat leen toll nañ ci fukk ak juróom fas yéene jébbal ay lijaasa ngir ñooñu mën a xam loolee di drogue naka la ñu mën a def ba askan wi gën ci gindeeku waaye ñu gën koo xeex ba mu den ci askan wi leeral yeeg suñu ndaw di Ajara Njaay ngir gën a mën a ñoñal xeex bi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci Afrique de l'Ouest rawatina Sénégal ci lu jëm wàllum drogue ONUDC ànd ceeg yeneen i partenaire bu ci mel ni OMS ak ONUSIDA taxawal nag benn centre ngir former ci fukk ak juróom spécialiste yoo xamante ni dinañ ñoñal liggéey boobee centre bi nag nara doon lu njëkk ci Afrique de l'Ouest taxawaayam mooy gën a professionnaliser ñi nga xam ne ñooy liggéey ci xeex wàllum drogue bi. drogue ku ne xam na ni Sénégal fi nekk nii dafay latte dafay bëri trop parce que même ñu nekk prison boo jëlee téeméer bu nekk ñaar fukki ak juróom leen dafa yëbb ci kaso yi mooy affaire drogue donc bëri na te nag pour ñu mën ko jël en charge il faut ñu seet d'abord naka la ñuy defee prévention maanaam naka lañ koy aaree te loolu il faut ñu jàngal leen ko université bañ xam ko soog leen ne bàyyi ñu dem ci terrain bi jéem a def lu mel. centre bi leen nag ONUDC dugal ci loxoom ngir gën a mën a xeex wàllum drogue fii ci sunu réew mi. gis nañ ne avant ñu ngi doon def répression maanaam ñu ngi doon jox ay jumtuwaay yu bëri police gendarmerie ñuy def ay daan mais loolu taxul sinébar wàññeeku au contraire sax at mu ne day yokku donc ñun ñu ne dañuy taxawal ay formation diplômante maanaam jox nit ay jumtukaay jox nit xam-xam. jox nit ñi ay stratégie yoo xamante ne suñ ko appliqué mën nañoo dimbale maanaam li ñuy wax xeex sinébar ci suñu gox yi suñu réew yi ak suñu région ouest africaine. ñii nar a génne ci boobale formation seen liggéey mooy nu ñuy gën a jàppale askan wi ci sensibilisation yi ñuy amal loolu di kàddu yi acteurs yi li nit yi amoon nañ volonté pour xeex drogue mais am ñoon jumtuwaay amoo ñoon xam-xam bi et puis xam-xam mooy tax ñu mën a régler problème mu drogue parce que suñu amul xam-xam yi suñu amul jumtuwaay duñ ko mën a aar suñu dëkk. naka la ñuy saytoo ñi nga xam ne dañuy jël drogue naka lañ leen di dimbalee
naka lañ leen di fajee naka lañ leen di teertu naka leen dimbali aussi ba ñu mën a duggaat ci biir société bi. jëfandikoo drogue bi nekk jamono ji fii ci Sénégal ak ci sous-région bi benn phénomène boo xamante ni mi ngi gën a law te di lor ndaw ñi loolee nag doon mbir boo xamante ni acteurs yi jàpp nañ ni formation bile dina tax spécialiste yi gën ci am xarañteef ngir nuñ ci waxtaaneek askan wi ba li nga xam ne moo di consommation drogue ak yu ni mel man fi wàññeeku. Adjara Ndiaye ñu wax ci wàllu politique ak fondation Servir le Sénégal bu Marième Faye Sall ñi di parti Bokk Gis Gis bu Pape Diop bëgg ñu leeral financement di koppar yi nga xam ñu ngi koy jotee di ko dugal ci askan wi fan lay bàyyeekoo yemuñu ca bëgg na it ñu leeral téeméer ak fanweeri milliards ya ñu ne dañu ne mes ca ministère des finances leneen it lu ñu àddu muy mbirum élection présidentielle yi bëgguñu benn yoon Aly Ngouille Ndiaye ak équipe am ñu bokk ci ñi koy organiser ndax jàpp nañ ni kàddu yi mu yëkkati ay bés ñu génn féete na wala boog wane na fa mu féete di fargoo xamante ne buñ ko fa bàyyee mënees naa indi njombe ci élection yu dëgmal di ay maanaam ñu ngi doon jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi ponk yooyu la ñu fësal ci kanam suñu ndaw di Ibrahima Fall. gannaaw waa parti réew mi waa Bokk Gis-Gis jël nañu seen wàll ci taxawaay réew mi bokk na ci la ñu gën a ñaawlu doxalinu jëwriñ bi ñu dénk biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye ñoom nag la ñu fas yéene mooy duñu ko may dara fileeg jógewul ci place ba mu nekk. jéeya ji nga xam ne nii ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye def na ko wax na ko ni dana fexe lu mu man ba ku ànd ak Macky Sall bindu jot carte d'identité wote Macky Sall gagné. ci ku dégg wolof mooy dana fexe itam lu mu man ba ku àndul ak Macky Sall doo bindu doo jot sa carte doo voté doo mën a gagné loolu nag su amee cim réew waa réew maa war a jóg taxaw temm xeex ko ndax li muy waajal mooy coup d'état électoral ak càcc gu amul benn weerante ci lañ nekk moo tax ñun ñu ne du ci dal ba fan yii génne wuñ ci suñuy programme dem ca ministère de l'intérieur def sitting ne nañ ko waxe woon démb ak barki démb Aly Ngouille Ndiaye warta yor élection yi waaye gàcce la sa ci mu nekk ministre de l'intérieur. leneen itamit te ci ñaxtu bokk na ci taxawaay fondation Servir le Sénégal ndax koppar gi muy doxee lew naam déet loolee tax ñuy samp laaj. 140 et quelques milliards yi réer dégg nañ ci diggante ministère des finances ak trésor foog ñu leeral ko ñu ni ñan ñooy financer fondation Servir le Sénégal. ndax loi dani ministre de les finances daf ko war a caytu fu xaalis boobu jógee ñu ni loolu yëpp dana leer te pour mu leer foog ñu takku jàmmaarloog ñoom Aly Ngouille Ndiaye du yore élection yi te loolu nag du lu ñuy maye du lu ñuy joxe waaye lu ñuy foqarti la ful la fayda jàmmaarloog ñii rek ñu ko mën a may. politique dama ni la xeex bi nga ñàkk mooy xeex bi nga tàmbaliwul te politique amut lenn lu ñuy maye lu ñuy jël la lu ñuy foqarti la li ñëpp bu moom bu ko nit bëggee aatimoo nga am fulaak faydo daye gu toll ni jóg ànd ak ña nga war a ànd ak nangu ko. waa Bokk Gis-Gis ne taxawuñu ci benn coalition ndax kat kii di seen njiit di Pape Diop la ñu fas yéene àndal ci élection 2019 yi loolee nag ngir yóbbu ko ca palais ba gannaaw bu ñu daanee ba noppi kii di njiitu réew mi di Macky Sall. Ibrahima Fall kii di Aly Ngouille Ndiaye la mu gëm rek loolee la fësal ku jegi ñoo war a am seen fullaay bopp daal di foqati la nga xamante ni mooy seeni droit ci mbir mu ni mel di gis-gisu Thierno Bocoum yamu ca sàkku na ci njiitum xew mi di président Macky Sall mu bañ a def lu yées président yi nga xamante ni ñoom la fi utu mu ngi ko xam ne ci ab tournée bi mu doon amal ca Rufisque suñu ndaw di Mame Anta Diamé moo taataan ay kàddu. déclaration bu ministre de l'intérieur def dama dàpp ne déclaration bu honnête la maanaam lii su ko waxul woon it ñun ñii waroon nañu xam na ne dina ko def waaye lu mu nar a def mu wax ko pour man loolu amul problème waaye mbir mi nekkul foofu mbir mi fu mu nekk ci ñaari côté la nekk benn bi mooy ndax ñun opposition bi dinañ am fullawu fexe ba profil bi maanaam koo xamante ne président Macky Sall daf ko teg mu nekk APR bokk ci Benno Bokk Yaakaar tey su nekkee ministre lu ko waral parce que président Macky Sall dañ ko wotel mu nekk candidat ba gagné élection yi suba su bëggee continuer nekk ministre lu koy waral c'est parce que président Macky Sall dañ ko falaat mais kooku su la waxul ne dina jàpp dina def tout pour kooku gagné mais su la ko waxul dina ko def donc lu mu nar a def rek la.
ñu wax ci coowal parcelle ya ñuy jiiñ Idrissa Seck ni moo ko caxatee ca Kayar toll ci 200 parcelle loolu indi ñàkk déggoo ci conseil départemental bu Thiès ki nga xamante ne mooy Yankhoba Diattara moom nag fësal na ni kàddu yooyu ñu ci yëkkati dara amu ca te it sax du ca yam fas na jébbal mbiri ca yoon ngir ñu indi ci ay leeral moom Yankhoba Diattara ñu fàttali ni mooy président commission d'aménagement du territoire mu seq ak waxtaan ak ay ñoñom suñu ndaw di Daouda Thiandoum. kuréel ki nga xam ne moom moo yor nag joxe suuf fii daal dinay def nag benn doxum nemmeeku ànd ak ñi nga xam ne ñoom lañu dénk biroon ma dënd bi ci tamit tukkee ci conseil départemental ngir nag saytu lu tolloog 200 parcelles yoo xamante ne nag daal nañ koy maye ci suufu géej si nga xam ne nag moo nekk foofee ca Kayar toll ci 2 kilomètres loolee nag metti njiitum commission ba tax na daal fësal na fa aw na xarab keroog ci samedi bi dafa am kuñ doon wax Pape Moussa Diop dafay indi woon ay oto ndaraan naan day terrasser domaine public maritime bi di fi poser ay lotissement loolu jaaxaloon ñu parce que conseil bi yëgu ko te gëm nañ ne conseil Kayar joxewu ci avis gëm nañ ne benn autorité administrative yëgu ko ndaxte ku xam ne fii zone sensible la code de l'environnement moo ko aar doo am sañ-sañ am fit naan da ngay def loolu ba ngeen fi ñëwee gis ngeen ci 2 kilomètres ñu teg fi ay bornes def ay terrain parcelle 400 mètres carrés lu fi nekk jege na 200 parcelles. loolu nag la nga xam ne moom la war a wund mooy kii di Idrissa Seck président conseil départemental bi ak kanu toftal ca moom di Yankhoba Diattara ak kanu dénk mbirum suuf ma Pape Moussa Diop ñoom ñëpp nag danoo war a tekki seen i ndombay tànk loole nag di ab saytu ak ñaan goo xamante ni mi ngi tukkee ba tey ci président commission bi. lii crime weesuwul lii ñun am nañu fi 11 millions yu muy ameel daaw ba ren mënuñu ko fay il faut pas payer ça au conseil mais y a problème ça pose problème Idrissa Seck revenez à la raison de toutes les façons doy na sëkk ça ne peut plus prospérer lii dootu mën a continuer dañ ciy jóg taxaw tem jàkkaarloog yow boo amee ngor nga démissionné dem ci njëkk ak teraanga ñu xool des circonstances atténuantes à défaut de cela dañ lay topp ba fu yoon yem. moom adjoint conseil départemental bi daal di nag joxe ay documents yoo xamante ni ñi ngi ko nag xàttime ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril atum 2025 jox ko journaliste yi ngir wane ni moom ci dëgg la nekk te lañ koy tuumaal dara amu ca loolee tax na nag mu ne dina yóbbu ña nga xam ne ñoo ko yëkkati kàddu yooyu jëmale ci ñoom fa mbaxal na doone benn. conseil départemental de Thiès masul la def projet nan day lotissé wala day aménagement domaine public. Ablaye Sow gis nga violation loi bi mu def kon su fekkee ne y a quelqu'un qui viole la loi qui a violé la loi c'est Ablaye Sow maintenant xaw ma ku ne ci ginnaawam wala mu ne ci ginnaawam mais moi je t'appelle la dama koy yóbbu tribunal. li leer te wóor daal mooy maire Kayar ñoom seppet leen ca ndax seen yoon néew ci yëguñu tinunu ñoom nag ak service bi nga xam ne moo yor cadastre bi ak urbanisme bi. ab ndongo la ñu faat ko ci anam bu jéggi dayo di Fallou Ba ca Touba lu ñu mel indi njàqare ñi nga xamante ni ñooy wéyjuru ndongo yi ci nees mën a def ba gën a aar seeni doom yooyu nga xamante ni jamono ji ñu ngi wër di leen sàcc di leen di violer ci anam yu jéggi dayo naka noonu it ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi ngànk njàng mekk njàngal mi ca Touba ñoom it jël nañ ay matukaay jëm ci gën a saytu tout tànk yi yemuñ ci jàngalkat yi ñoom it di fësal yenn ci ay kàddu ak i cours jëmale ko ci ndongo yi ngir ñooñee it ñu xam bu fekkee ni yooyu Samba Boy dal nañ seen kaw nan la ñu mu def ba mucc ca leeral yeeg suñu ndaw di El Hadj Modou Gueye. tollu ci junni ndongo dinañu jóge Touba di jàng si Mbàkke bés bu set ba ñu tegee nag loxo kii di Fallou Ba ba pare faat ko ci Touba tax na waajuru ndongo yi dëkk ak njàqare ak jaaxle ñu ci bëri ci ñoom sax ñemeetuñoo yóbbu seeni doom école tax na nag école élémentaire yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commune bu Mbàkke am na ay dispositions yu bees yoo xam ne jël nañ ko. li disposition yu jël mooy d'abord waxtaan ak jàngalekat yi ñu sensibiliser élèves yi ku ñu xamul ñu bañ a approché wu ci moom ku leen woo ñu bañ ko wuyu bu dee ci biir école bi aussi ñu tëj ñaari portail yi. récréation jaaykat yi fekk si leen fi jaay leen bu ñu wàccee aussi ñu ngi taxaw ba ñëpp dugg seen oto ak jàmm bon ñu ngi fi ba 15 heures ñu soog leen a libéré. école yi gën a suufee nga xam moom la ñuy wax jardin d'enfants nga xam ne xale bi faaw ñu andi ko mu jàng si foofu nag disposition yi moom ci gën a dayoo. parents yi dañ leen di wax rek toujours ñuy andi xale yi ba ci biir école bi ñu gis leen suñu wàcc jotee ñu jël si leen bañ leen fee bàyyi du ñu jox xale mukk boo xamante ne bii xamuñu parent
te ku fiy jógee ku ne tamit sa parent moo lay jël wala koo xam ne wóor nañu ne yow yaa nga yóbbu xale ba si ay waajuram. kilifa yi nga xam ne nag ñoom ñoo yor njàngale mi sàkku nañ ci jàngalekat yi kenn ku ci nekk ca classe ba nga ne nga sensibiliser ndongo ya ngir mu xam ban taxawaay lay am bu jànkonteeg jafe-jafe yu mel ni ñu fëgg la foqati yóbbu la sànq la. El Modou Gueye ci wàllu woowee ki nga xamante ne mooy jiite kuréel gi aar tout tànk yi di cellule d'appui à la protection de l'enfance moom la muy sàkku mu ngi jëm ci wéjur yi ngir ñu jël seen responsabilité gën a aar seeni doom ci ñu mucc ci sambabo yi nga xamante ni jamono ji ñu ngi wër di sàcc xale yi di leen teg ay mettit ñu teewlu ay kàddoom moom Ramatoulaye Ndaw Diouf ci micro suñuy ndaw. boo juree doom ak ni ñu xamee ni doom méttee il faut nga koy saytu di ci bàyyi xel bañ a bàyyi xale yi rek ñuy traîner bu sa doom jàngee doo seet ban heure lay agsi ban heure lay ñibbisi fu mu nekk muy àndal. dafa am lu ñu naan stratégie nationale de protection de l'enfance bi nga xam ne Sénégal adopté na ko te ci stratégie boobu ni muy tëraloo dafa am lu ñuy wooye comité départemental de protection de l'enfance. comité yooyu dafa nekk au niveau départemental préfet bi jiite ko wante dañ ko wàccee ba ci collectivité locale yi ba ci quartier yi ci ay zones yu nga xam ne dafa bëree ñu fa dëkk ñu mel ni comme Pikine Guédiawaye ak yooyu dañ ko organiser ci lu ñuy wooye ay comité de quartier de protection de l'enfance. li leen tax a jóg mooy servir de veille et d'alerte maanaam lépp lu nga xam ne mu ngi xew ci quartier bi lu nga xam ne dafa inhabituel loo xam ne daanu fa xew nit ñi bàyyi ci xel bu baax daal di saisir les autorités compétentes buñ sàmbaaboo yi xamee ne xëy na quartier bii de am na comité de veille et d'alerte nit ñi dinañ bàyyi xel bu baax ci li ñuy def parce que yaakaar naa ne collectivités locales yi ak parents yi ak état bi dañu war a lëkkaloo ñun ñëpp pour mun a liggéey ndaxte état bi mënul jël derrière chaque xale ci ginnaaw xale bu ne mu teg fa benn takk der. njàng meek njàngale mi ca Saint-Louis ay syndicaliste lañu def ko say boole seeni doole ngir weñ loxoy nguur gi mu sàmmonteeg accord yi nga xam te ne xaatim na ko seen diggante ak ñoom ngir ne l'école bi mën a jag jamono ji ci loole ñu fas yéene amal ay yëngu-yëngu ba ca jiitu bokk na ci fexe wër kilifa diine yi waxtaan ak ñoom ngir ñoom it ñu mën cee dugal seeni loxo waaye te wërit l'école yi dajeek seeni kilifa yi waxtaan ak ñoom ngir ne lañ ca jublu mooy fexe ba école bi delluwaat ca la ñu doon xaar mooy ñu dakkal grève yi te loolee mënuñu ko am ci lu mooy ni nguur gi dafa sàmmonteeg la mu xaatim diggante ak ñoom di jàngalekat yi dañ ciy teewlu kàddu kenn ci ñoom di John Kounda Wali ci micro suñu ndaw yi ñu teewal ca Gambie ca Saint-Louis di Gambie Diagne. di leen seen loxo. syndicat jàngalekat yi ñu nekk ci daara yi digg doom yi mais également ñu nekk ci élémentaire comme préscolaire ñoom ñëpp ñoo boole seen doole lëkkaloo nekk benn feuille de route boobu mooy. dañuy dem di diisoo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waajuru ndongo daara yi démb altine defoon nañ benn rencontre te échangé nañ ak ñoom te tey gi nii ñoom xam nañ bu baax ñun lan mooy suñuy revendication xam nañ bu baax tey kan moo doxalawul li nga xamante ne loolu la ñuy signé woon mooy kayit déggoo boobu. loolu bu weesoo dañuy rencontrer également suñu kilifa diine yi ak kilifa aada yi muy ay imam église également dañuy rencontrer ci fan yu néew. loolu bu weesoo dañuy dem également di rencontrer suñu yeneen camarades ñu nekk ci daara yi te ba tey ñoom gisuñu solo ba nga xamante ne ñun ñu ngi koy revendiquer. jamono boobee ndongo yi nekk ci université bu Thiès ña ngay wéy di sàkku jote ci seen bourse ndax jàpp nañu ni nguuru Sénégal ba mu lëkkaloo ak opérateur téléphonie mobile yi ba léegi jot jafe na la ngir ñu jote ci seen bourse yooyu ñu jàpp ni la koy indi bokk na ci rëq-rëq yu nemmeeku ci réseau yi ak application yoo xam te ne doxatut waaye ñoom la ñu bëgg mooy nu nguur gi taxaw ci indi ci ay saafara ndax soxla nañoo jote ci seen bourse yooyu dañ ciy teewlu kàddu Daniel Sylvain Diémé ci micro Daouda Thiandoum. Wizall bu ñu génnee temps yi point yi doyul maanaam da ngay dem ci benn point ñu ne la mënoo koo récupérer sa bourse mënoo koo récupérer faaw nga jot benn code te code boobu noonu balaa nga ciy jot Orange moo la ko war a yóndee maanaam yoon bi day gudd pour nga mën a fayeeku te autant dañ doon fayeeku Ecobank normalement soit bu ñu la fayulee ak sa carte GAB ñu fay la par billetage mais dañu gis ne depuis 2015 Ecobank dafa bàyyi joxe carte GAB te loolu du yoon
étudiants yi dañoo war a jot seeni carte GAB ndaxam loolu moo gën a am sécurité Mary Teuw Niane daf ñu promettroon que ni la deuxième semaine du mois de janvier le directeur du CROUS sera installé ba fu ñuy wax ak yow nii directeur du CROUS bi installé guñ ko donc ñu ngi demander à la hâte parce que coordination nationale maanaam samp nañ ko pour xeex injustice bu ñuy def en l'endroit des étudiants moo tax ñu taxawal boobu noonu te incha allah ñu ngi xamal ñëpp que ni dinañ passer à la vitesse supérieure si dara xewul xam nañ nag autorités yi xam nañ luy vitesse supérieure étudiants yi buñ ko wax. ca université Cheikh Anta Diop ni ki démb tàngoon na lool ci diggante ndongo yi nga xamante ni dañu leen orienté ci établissement privé yi ak takk der yi la ko waral xam ngeen ko mooy ni nguurug Sénégal ci bor ba mu ameel établissement privé waral ñoom ñu tëjal bunti ndongo yooyee ñoo taxaw ne duñu nangu kenn ku leen sacrifier la ñu bëgg mooy jàngi te loolee la ñuy sàkk mooy nguur gi na fexe ba lu mu amul établissement privé yi mu fay leen donte jëriñ juñ dénk wàllu njàng mu kawe di Mary Teuw Niane ay bés yi ñu génn xamaloon na ne nguur gi jot naa décaissé lu tolloo ko $6 milliards ngir fayee ko bor boobee ba léegi France daalu xëddeen waral ba ñoom ndongoy wàcc ni ki démb ngir gën a yëglu ndax naqaar gu fees ci seen xol la ñu fësal seen ba ñu koy fësal nag ñii di takk der yi bàyyiwuñ leen ci benn yoon ci laaj di leen ci sànni ay lacrymogène ak ya ci aju suñu ndaw di Mouhamadou Diallo ma nga fa woon. jàmbaarloo ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiants yi nga xam ne dañ leen orienté ci l'école privée yi ñooy wone seen mer benn càkkutéef la ñu am mooy bor bi ñu amal institut privé de formation yi nguur gi fay ko ngir ñu mën a jàngiwaat. kenn xamul kañ depuis lañ gëj a def lañ gëj a jàng dañu bëgg a jàng dañu bëgg a dimbali suñu waajur yi nañ bàyyi alalu réew mi ñuy dugal ci loo xam ne amul benn njariñ te dinaa nag ñu ngi koy wax na fay suñu école yi ñu jàngi bu ko mënul ñoo ngi fi fii ba déwén ba ñu ci dul ba dee ci terrain bi. moonte day joriñ bi ñu dénk njàng bu kawe bi moom waxoon na ne am na $6 milliards yoo xam ne dinañ ko joxe ngir mu nekk avance ci bor boobu ñu war a fay. suñu yoon nekkul ca lam leen yoreel ñun jàng lañu bëgg bu ñu sañoon du ñu dem ci privé yi ci public yi lañuy ñëw comme que ñooñu fa yóbbu nañ ñu fayal ñu jàng. li ñu bëgg buñ leen ko defalul ndongo yi ñoom jàpp nañ ne dinañ xëpp suuf ci njàng ak njàngale bi ci daara ju kawe ci. suba dañuy bloqué personnel administration kudd kenn du liggéey restaurant kenn du tëji kenn du lekk suba buñ fa jógee dinañ dem ci faculté bi bu soobee yàlla kenn du jàng ndongo yi ñu ngi ŋàññi tamit bu baax condition yi nga xam te ni moom la leen tegal ngir ñu mën a dem ci licence wala boog ci master. ci ay ndongo it ñoom it bokk nañu ci xeex bi ni ki démb ñi nga xam te ñoo nekk ca faculté de lettres section espagnol la ñu bëgg mooy kilifa yi fexe ba dugal leen ci master bi ndax jàpp nañu ni ay critères ya ca war yëpp ñoom jot nañ ko remplir la des mooy ñu fexe ba master boobu ñu sàkk ñu teg ci seen loxo dañ ci teewlu kàddu kii di Ibrahima Ngom ci micro suñuy ndaw. parce que dañu jàng ba am suñuy lijaasa bi nga xamante ne mooy licence waaw léegi texte LMD dañuy wax ne étudiant boo xamante ne dafay jàng ba am licence am ci 4 ans wala ci 3 ans dañ la war a sélectionner directement ci master 1 amul leneen liñ ciy sikki sàkka kon benn instant ñoom dañ sélection yi génnee ñu del 3 ans yi kese ne ñun ñii duñu dem defi master parce que dañu def 4 ans parce que lan nee nañ amuñu professeurs yi nga xamante ne war nañu encadrer ci master 1 bi loolu moo tax ñu wàcc sur le terrain depuis semaine passée dem nañ négocier ak doyen dem nañ négocier ak professeurs yi dem nañ négocier ak chef de département professeurs yi d'accord nañu jël ñu mais chef de département ci boppam moo bañ nañ dañu jël. ba léegi ñu ngi wéyal xeex bi di sortant FASTEFI depuis atum 2013 ba léegi ñu ngi sàkk ci jotee seen ordre de mission ngir mën a wéyal ginnaaw ba ñu leen tàggatee njàng mekk njàngale mi la ñu jàpp mooy ni jamono ji lii di jàngalekat yi dañoo manqué ci réew mi te ñoom am nañ seen lijaasa di xaar ngir nguur gi mën leen a orienté ba léegi France daalu xëddeen waral ba ñu jàpp ni bu fekkee ni nguur gi taxaw ca ñoom bañuy sax ba daal di taal seen bopp bu fekkee ni la ñuy sàkk jotee ñu ca jibi sax joni njàngum Sénégal ci gëstu yi ñu mujjee professeurs yi dafa mel ni doyuñu te moo ne am na yenn ci ay professeurs yu génnee ca FASTEF yuy sàkku ci ñu jël leen ci fonction publique ñooñee bokk na ci waa promotion 2013. kenn xëyul kenn gontu ñu ngi ni topp léegi ñun dañuy laajte Macky Sall ana liggéey 500 000 liggéey bu ñu diggoon xale yi 2012 léegi lu tax
ñiy jël ay jàngalkat yu xam ne amuñu formation ñi bàyyi ñi xam ne dañuy tegal ba pare am seen lijaas pare ñuy toog. professeur yi le ci formation payante bi la ñu génne ca FASTEF waaye bi ñu xaymaawee tolluwaayu situation bi ñoom dañoo jàpp ne ñu légitime lañu. xam nga formation payante loolu nekkatul ordre du jour xam lu tax promotion bu mu duggee école normale 2011 la ñi fi teew léegi ñoom heure boobu ñu ngi doon ut réew mi état continuité la te bu ñu fa duggee li ñëpp dafa wóoroon école normale dafay jël professeurs yi en fonction nombre bi ci am ci biir territoire national bi. ñu bañ a nag fësandil doxalin gi ñu teg ngir gën a mën a jot ci li ñuy ñaxtu yu bokkuli ak i ñoñam ñu ngi xamle ne boo moyul fii ak ay fan yu néew daañu wane seen bopp ba ñëpp dégg leen. am na ñu xam ne ñu dañuy taal seen bopp ci kanam pale bi ñun mën leen garanti ñun sonn nañu di garanti sam bu ñuy sam pour ñu bañ a taal seen bopp mënatuñu ko lépp lu ci am état bi est responsable le gouvernement est responsable. gouvernement bu Sénégal nag ci li mu fësal bëgg-bëggam bokk na ci gën a yokk qualité mi ci wàllu njàng mi waaye yële professeur nag génne ca FASTEF ñoom ñu ngi sàkku ci ñu roof leen ci yenn ci école yi ba tax na ñu ngi ñaax gouvernement bu Sénégal mu xoolaat doxalinam ci anam gu muy recruter ndaw yi nga xam ne soxla nañ ko lool. Djibi Sarr Dione frais d'inscription yi ak examen yi ko concours yi gis nañu ci Sénégal ni njëg li dafa yokk lu aju ci wàllu CFE bi daanaka jóge na ci juróom fukk jëm ci ñaari téeméer lu aju ci BFM bi di brevet de fin d'études moyen jóge na ci téeméer jëm ci ñeenti téeméer war a ba yenn ci ay wayjuru ndongo ak it jàngalkat yu bootu ci syndicalistes yi ñoom ñëpp daanaka ñoo ko ñaawlu bëgg ñu xoolaat mbir yi wàññi ko ba mu yem ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy jëfandikoo ndax jàpp nañ njàng mi koppar yéen ciy dugal dafa cher lool leeral yeeg suñu ndaw di Mamadou Samb. beneen jafe-jafe ñeel daara yi di yokk bi ñu yokku njëgu inscription yi ci l'examen yi di CFE BFM wala sax bac di yokkute bu toll ci 400% syndicaliste bi di ci indi ay leeral te di ko ñaawlu. parce que nga jël CFE jël juróom fukk yi ñu doon laaj parents d'élèves yi yóbbu ko ñaar téeméer nga jël BFM jëlee ko téeméer yóbbu ko ñeenti téeméer nga naan que ne loolu du dara mais ñi koy wax naan du dara dañoo xamul Sénégal li ci ëpp ci population bi 70% de la population ay paysans la ñu seen loxo jotul seen digg ginnaaw nga laaj leen ne ñu yokk seen gafaga li ñu jëlee ci li ñuy jox seen ndongo yi war a def examen laaj boobu dafa bare moo tax nag ñu ne Serigne Mbaye Thiam ak ay collaborateurs nañu delloo si seen xel. woy juru ndongo yi itam di ñaawlu mbir bu ñu mel ndax bu ñu soñoon xale yi dinañu am as njàng bu mucc ayib. xale yi nañu leen jàppale ci njàng mi ba woyofal li ñu leen di teg inscription yi dañ ko war a gën a wàññi sax xale yi mën a am parents yi am inscription dugal seen doom ci école yi ñu mën a jàng. nga la fay lu waaye na la fay lekk na la fay école ak yeneen ak yeneen. day xaw dina metti je pense pour une certaine population. nga am 2 ñett 3 4 wala plus de doom dina xaw a metti. bile yokkute ñeel wàllum inscription yi ci examen yi mel ni ki rek dafay yokku xar mi karaw bu ñu sukkandikoo ci syndicaliste bi. tey jii li ñu gis mooy dafa mel ne dañuy privatiser école bi ku amul xaalis sa doom du jàng alors que ñi nekk ci réewu taax du ñoom rek ñoo nekk ci réew mi benn minorité la. ñi ëpp doole ci réew mi ñu ngi ci àll bi ñi ëpp doole seen loxo jotul seen digg ginnaaw donc il faut que ñu xalaat leen am yërmande ci Sénégalais yi donc ministre de l'éducation li mu jël dogal ak ñi mu jege ñaanam ñu ngi koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem. boo demee ci béykat nga dem Saalum dem Tamba dem feneen ne leen da ngeen di yokk li ngeen di inscrire seen doom bu leen neexee ñu lànk réew mi ki ñu jiite réew moomu ko réew mi nee naa leen bàyyi kenn moomu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk. ab dogal la bu jógee ci ministère bi ëmb wàllum njàng mi fii ci réew mi te moo di njëgu mbindu mi ci wàllum examen yi di CFE BFM ak bac mu mel ni ki daara yi nekk fii ci réew mi ba tey amaguñu daa ndax saa bu nekk ngay dégg benn jafe-jafe buy gàllankoor wàllum njàng mi fii ci réew mi. Mamadou Samb ñu wax ci limu accident yu ñu nemmeeku ci réew mi nga xam ne daanaka jamono ji sàkkat na lool ba waral ku ci nekk gis-gis yaa ngi koy fësal ngir ñu mën ci indi ay saafara naka noonu ñi nga xam ñooy moniteurs yi nekk ci école yi ñoom it amal nañu ci ab maanaam ndaje seen digganteeg taskatu xibaar yi la ñu bëgg mooy amal ab semaine de l'école di juróom-ñaari fan yoo xamante ne dañu fas yéene fësal seeni gis-gis ak seeni xalaat dem ci nees mën a def ba indi ci ay saafara ngir ne limu accident yu ñu ne meeku ci xew mi mën a dàkk leeral yeeg suñu ndaw di Aïda Mamadou Diop.
lu ne fàng kenn dootu ko jeex tali bi li muy rey bëri na li ko waral it bëri na jaarale ko ci comportement bi nga xam ne nii moom la chauffeur yi di am ak tali yu bon yi li ni mel moo tax amicale des moniteurs et employés d'auto-école ne ñoom faaw ñu indi ci seen wàll ngir ñu mën a saafara li ni mel. loraange gi ci kaw tali bi économiquement mi ngi lor sénégalais yi ndax bu ne presque 1% du produit intérieur brut plus de 70 milliards dinañ ko ñàkk ngir ndax accident yi bu nu ne xale yi ndaw ñi li ciy dee ci accident yi bu nu ne yaakaaru ëllëg bi ni muy sombre ndax accident yi kon jóg taxaw dafa jot. accident yi mën nañ ko wàññi looloo tax ba amicale bi ne ñoom décision bi nga xam ne nii jëwriñ ji jël na ko ñoom ànd nañ ci wante faaw ñu toog waxtaan ngir sottantey xalaat. le socle de la conduite maanaam li tax nit ki mën a dawal respecter tout ce qu'il faut ci code de la route la jóge même yéen parfois presse bu accident amee muy autorités yi muy keneen benn baat mooy génn. non respect du code de la route respecté wuñ code de la route non respect du code de la route accident yu ci bëri c'est pas le non respect du code de la route maanaam dara balaa nga ko respecté da nga koy xam. ci loolu sax lañ ne danañ def benn semaine jagleel ko liggéey bi nga xam ne nii moom la auto école yi war a liggéey. tax semaine de l'auto école du lenn lu dul wax sénégalais yépp ne lan mooy njariñu auto école benn ak ñaar. ñi nga xamante ni ñooy professionnels yi nekk ci auto école